bonjour wala bonsoir ça dépend ci heure bi ngay seetaan sa émission mbokk yi asalaamaaleykum ginnaaw ba ñu leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi à chaque fois ngeen ñu seetaan bienvenue sur la SDTV dans votre émission kaddu askan wi mbokk yi nag loolee waral ma am sama invité spécial ñu koy wax Babacar Sall kaddu askan bi moo ñu yitteel kaddu askan bi moo ñu soxal waaye nag laataa rek ñuy xuus si waxtaan bi dama koy daal di bàyyi mu nuyoo présenté wu ñu doog a egg si waxtaan bi Babacar ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu itam ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi seetaan di wax ne rek man la Babacar Sall di coordonnateur national du cercle des étudiants orientés dans le privé di coordonnateur aussi collectif bu nga xam ne itam moom mooy yor wàllu défense wu ki nga xam ne moom mooy camarade Guy Marius Sagna di patriote et di rafetlu bu baax a baax invitation bi. mu ngi rafetlu bu baax rek émission bi waaye rek kaddu askan wi chaque jour dañuy daal di waxtaanee li nga xamante ne moom moo di actualité Babacar ñu njëkkee ci li nga xamante ne ni moom mooy situation wu Sénégal li fi xewoon temps yi passé mooy manifestation yi ak li nga xamante ne ni moom mooy arrestation bi ci diggante arrestation Ousmane Sonko ndax kaw Ousmane Sonko bi ci diggante moom ak Adji Sarr en tant que citoyen yow ban jàngat nga ci am. waaw jàngat bu mu am si loolu. mooy comme ni ko Sénégal yu bëri amee ndax jàpp nañ ni Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñoom ñaar ñëpp ay citoyen na nekk ay sénégalais dëkk itam si dëkk bi ñu am li nga xam ne itam dox na seen diggante ñoom ñaar man fekkewu ma bu muy am yow fekkee woo ko te ñu ni seetaan itam yaakaar naan kenn fekkewu ko. Exactement. donc képp ku dul Ousmane Sonko du Adji Sarr jàpp naa ne lépp la wax foofu ñeme yàlla la ak ñeme wax itam lu la wóorul. donc jàpp naan su fekkee affaire boobu dem na ba àgg si yoon ñun ñu nga xam ne itam ay citoyen nañu dañu bëgg xam itam la moo xew foofu mais dañu gis ni problème yi lu ko indi mooy jàpp na ni comme ni ko ñëpp itam dafay remarque boobu coow li bëri na trop ñi nga xam ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñoom ñoo ngi wax ñi nga xam itam ñoom ñoo ànd ak ñi nga xam ne itam ñoom ñooy état bi wala ñi nga xam ñoo ànd ak ñi nga xam ne mooy kuy moo xam mooy Adji Sarr ñoom itam ñoo ngi wax seen boor donc ñun lu nu mën a jàpp itam mooy que mérité nañu wala bëgg nañu xam ni itam li nga xam ne moom a xewoon foofu ndax loolu jàpp na ni indi na coow loo xam ni ay nit faatu nañ si te mbir la moo xam ni jàpp naa ne war na bu baax a baax mu leer parce que ñun ak ñeen ñoo xam ne itam ñi ngi noo seetaan jàpp naa ni kenn ku si nekk war na leer sa bopp ba li nga xam ne moo xewoon bis boobu mu mën a kenn ku nekk si ñun mun ko xam. waaw comme niñ koy faral di waxee rek dañoo waxoon rek ni ab injustice dañ ko tegoon ci ndoddal ka nga xamante ne ni moom mooy Ousmane Sonko waaye rek dañuy daal di waxaat li nga xamante ne ni mooy ba tey actualité mooy ñu gis ci yenn membres yi nga xamante ne ni APR la ñu bokkoon dañ fa daal di quitté fi nga xamante ne ni moom mooy Benno Bokk Yaakaar daal di ñenn ñi sax dem nañu rejoindre ki nga xamante ne ni moom moo di Ousmane Sonko waaye ñeneen ñi aussi tamit daal di nañuy génn def déclaration que ni ñoom peuple bi lañ àndal ndax injustice bëgguñu ko benn yoon sa opinion ci cadre boobu. waaw loolu lu mu si mën a wax mooy ñun bokkuñu parti politique tey lu tax ñu ñëw fii mooy dañu bëgg leeral askan bi ñu xam ne ñun ànduñu ak Ousmane Sonko ànduñu itam ak ñoo xam itam ñoo nooy wax état bi mais dañu gis ne rek en tant que citoyen ñu gis ne su fekkee ne am na ñu jóge fi nga xam ñoom ñooy mouvance présidentielle. jóge foofu fekk ki nga xam itam moom mooy président Ousmane Sonko doon jàpp ni loolu seen choix la ndax jàpp na ni peut-être ñu si bëri si ñoom génn nañu wax ni ñoom ni nga xam ñoom la askan bi jógee ak semaine bii passé ndax jàpp na ni injustice amoon na jàpp na ni ay àq ak yelleef ki nga xam mooy Ousmane Sonko dañ ko violé toroxal ko bëgg ko néewal doole ñi nga xam ni ñoom lañ population bi jóg taxaw xeex loolu ndax lépp lu moo xam ni nit ñi am na ñoo xam ni wax naa ko léegi-léegi ñàkk na seen bakkan mais ñooñu ñàkk seen bakkan boobu ñu si ñàkk seen bakkan jàpp naan du woon Ousmane Sonko moo tax mais dañ ko doon def justement pour liberté mais itam démocratie mën a dox fi nga xam ne itam moom mooy Sénégal ñu jàpp ne ñooñu nga xam ne ñàkk na seen bakkan dañuy jaale itam seen famille yi di ñaan suñu borom yërëm leen xare leen aljana mais jàpp na ni képp nga xam ne en tout cas patriote nga bëgg Sénégal bëgg réew mi lépp lu nga xam ne gis nga ko mu injustice di nga ko défendre di nga ko xeex ni nga xam ne itam moom nga ko mënee donc ñi nga xam ne itam ñoom ñoo jógee fi nga xam mooy APR jóge si yeneen parti ñoo fekk si ki nga xam mooy Ousmane Sonko jàpp na ñoom ñëpp kat réew mi moo leen tax a jóg te ñun jàpp ni loolu su fekkee ni réew mi moo leen tax a jóg donc buñ si feeñal leen loo xam ni seen ay propre bien la wala ñu koy def pour seen ay li nga xam mooy seen ay propre intérêt mais nañ ko def lépp di njëriñ ñoo xam ne mooy Sénégal ñi nga xam ne ñoo ko bokk.
su ma déggee bu baax li nga jógee wax da nga wax ni rek xale yi doon manifester wala ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi doon manifester wu ñu ngir ànd ak ki nga xamante ne nii moom moo di Ousmane Sonko mais dañu xeex ngir injustice bi nga xamante ne nii ñu ngi koy doxal ci réew mi. waaw jàpp na ni ñi nga xam ni moom mooy ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko même su fekkoon tey suñu borom def na mu nekk président du Sénégal jàpp na ni ñi nga xam ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan. du kenn si ñoom la mën a delloo la nga xam itam moom mooy viom boobu ñooñu ñëpp ko si gis ay 15 ans naan lay wax 16 ans 17 ans 18 ans ba 20 ans ñu jàpp ne ñooñu ay ndaw nañ ñoo xam ne ñu amoon avenir nañu donc su fekkee ñooñu dañu tëdd di jaayante di jàkkaarloo ñu xam itam ñoom lay force de l'ordre yi di protéger wu yor arme nga gis ay civil ay ndaw yoo xam ni si déew mi leen dëkk di jaayanteeg ñooñu yor ay xeer amuñu benn protection ñu jàpp ne ñooñu seen bakkan yooyu sànni woon ko ndax kenn gën leen doon ay patriote mais dañu gis ni donc su fekkee ni jaayante boobu am na mooy que changement mënul am mënul respecter lu nga xam ne itam mooy démocratie ak liberté tant que amul ñu sacrifié wu donc moo tax ñu jàpp ni Ousmane Sonko moom mi nga xam ne itam moom moo waral li lépp jàpp na ni moom du itam loolu la woote woon te gëm na ni itam ni ñu nga xam itam ñoom ñoo si ñàkk seen bakkan gënulu ko même ñu nga xam itam moom mooy pouvoir bi gënulu leen donte nag dina gis ni ñun sunu analyse bu nga xam ne moom lañ def si loolu ma gis na ni ñu nga xam ñoom la ñàkk seen bakkan si Sénégal te ay politiciens di ko waral bëri na trop soo xoolee 2011 am na ñoo xam ne ñàkkoon nañ seen bakkan avant Macky Sall di am li nga xam ne aussi moom mooy premier mandat dañu gisoon ni ñu nga xam ñoom la ñàkkoon seen bakkan foofu gis nañ ñooñu ñëpp ay patriotes nañu ak nit ñu engagé wu nañu ak nit ñu bëgg seen dëkk mais itam bëgg seen réew de telle sorte que injustice bu nangu bëggatuñu kenn ku nga xam ne itam mi ngi fii doxal ba tey ñu jàpp ne donc loolu su fekkee ne am na ñi nga xam ñoom lay homme politique yi ñi nga xam itam ñoom noo leen jógee di seen famille gis ne ne ñoom ñëpp amul si kenn koo xam ni seen doom wala seen mbokk wala seen rak dee na si ñooñu donc lu ñuy xam ñun en tant que jeune lu ñuy woo itam population bi surtout la jeunesse mu ñu gën a bàyyi seen xel xam ni réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp lu nga xam ne gis nañ ko muy injustice daanu génn doxal ko mais itam nañ xool bu baax a baax ñuy woote ñi ndax su fekkee ni dañuy woote nit di ko jàppale ba mu nekk président de la république te teewul moom du mbokkam du moom si boppam du kenn ku nga xam ne jóge na ko nga xam ne daan ko si rey wala ñu koy yóbbu fu nga xam itam moom may kaso jàpp ne donc ñun ni rey ñi boobu ba tey nañ gën a bàyyi seen xel donte démocratie jàpp ne kenn ku si nekk si ñun devoir la pour nga def lu nga xam ne mooy défense dëgg la am na solo waaye rek ginnaaw yow mi da nga nekk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy étudiants yi ñi nga xamante ne nii plus particulièrement dañ leen orienté fi nga xamante ne nii moom mooy ci école privée yi ñu gis nag takk der yi dañ leen fi tegoon ngir ñi aar askan wi waaye nag ci manifestation yi nii ñu gis ni takk der yi dañ cee mujjee rey ñu bari ci suñu ay ndaw nan nga gisee jàngat boobu noonu. waaw lu ñu gis d'abord mooy ñun Sénégal ku ne xam ne ni Sénégal pays de la teranga nañ koy wax te kenn du wax teranga tant que paix amul jàmm amul ku si nekk mën a tëdd ak xel mu dal ku bëgg a dox sa soxla doxi ko ki nga xam ne itam fekk am nga fu nga bëgg a dem nga mën fa dem ak xel mu dal ñu jàpp loolu su fekkee ne am na jàpp na ni suñu force de sécurité et de défense yi ñoom na waral loolu ñoom nooy def liggéey bu am solo mais jàpp na ni ñi nga xam ne ñoom nooy def bavure yooyu bavure policière nu ñu koy waxee mooy que même su fekkee ni amuñu même dee yii nii jàpp na ni yàgg ne am ci Sénégal am na ay yeneen manifestation yàgg di am mais dañu gis toujours ni suñu ñoo xam ne mooy suñu camarade étudiant dañ leen di rey ku ne gis na Fallou Sène rawe nañ ki nga xam ne mooy UGB am ñeneen ak ñeneen ay Bassirou Faye ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni suñuy naataangoo nañ doon ay nit ñoo xam ni dañu jóge woon si yeneen localité ñëw Dakar di jàng si wala ñu ñëw Saint-Louis di jàngi wala feneen ak feneen ci biir réew mi lu jàpp ne lépp lu nga xam ne manifestation la ñuy wane seen mécontentement dañ leen di jël di leen rey donc ñu nga xam ne itam ñoom ñoo di rey du ñeen ñu dul force de sécurité et de défense yi muy police et la gendarmerie donc lu ma war a loolu ma jàpp ne si biir ñoom am na ñoo xam ne seen qualification ñu leen war a formé wul leen noonu mais itam li nga xam ne itam moom mooy considération ak itam état d'âme bu nga xam ne war na nekk si ñoom jàpp na ni loolu manqué na trop parce que jàpp na ni su fekkee ni yow da nga nekk policier wala nga nekk lu nga xam ne moom mooy gendarmerie mais su fekkee ni jàpp nga ni kër gi nga jógee gi sa mag wala sa rak sa yaay wala sa papa mi ngi yeewoo foofu nga ñëw jàkkaarloo ñu nga xam ñoom nag étudiant wala nga jàkkaarloo ñeneen ñu nga xam itam dañu génn justement parce que dañu frustré muñ na ba sonn am na lu leen métti ñu gën di ko wane nga leen di rey donc gis na ni loolu su fekkee ni am na loolu war nañ ci gën a mën bàyyi xel ñu xam ni force de sécurité et de défense yi ñun nañ fi nekkal ñun tamit population bi amuñu lu dul ñoom ndax ñoom itam ñoom yor suñu kaaraange donc lu leen di ñaan rek mooy
nañu gën a bàyyi xel si lu nga xam ne mooy étudiants yi ak ñeneen ak ñeneen parce que ñun defuñu lenn lu dul wane ak waxe lu nga xam ne itam métti nañu te jàpp na ni loolu suñu droit la te dara lu nga xam ne itam mënul tere loolu. li nga wax am na solo waaye ginnaaw rek bañ ci amee ay ndaw yi nga xamante ne ni dañ ciy mujjoon a ñàkk seen bakkan ñu koy jaale seen i famille di leen ñaanal yàlla na leen yàlla xaare àjjana ñoom ñëpp ci àjjana yu gën a kawe ginnaaw nag ba ci ndaw yooyu noonu mujjee ñàkk seen bakkan ndaw yi nekkoon ay xale ñoom ñëpp ay jeunes lañu woon ay xale yoo xamante ne ni dañoo am avenir ay xale yoo xamante ne nii peut-être tey jii seen i parents dañ leen a yaakaaroon donc tey may laajte quel est le rôle de la société civile ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy famille yooyu nga xam dañoo ñàkk seeni doom ci ay situation yu mel nii. ñu jàpp na ni comme ni mu ko waxee woon léegi rek ñi nga xam ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan yàgg na am ci Sénégal mais rôle li nga xam ne itam mooy société civile bi jàpp na ni mooy accompagner li nga xam ne itam moom mooy famille yooyu jël seen défense jàppale leen moralement mais itam ñu xam ni seen doom yooyu kat ñi nga xam ne ñàkk na seen bakkan ñàkkul seen bakkan ndax dañu bëggul seen vie ñàkkul seen bakkan ndax leneen mel na rek moo tax ñu ñàkk ko mooy xam ne ni Sénégal réew mi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te kenn mën ko xaajoo itam moo jar moo laaj kenn ku si nekk am ñoo xam ne foog ñu sacrifié wu pour li nga xam ne itam moom mooy suñu kaaraange foog ñu am ñu sacrifié wu li nga xam ne itam mooy suñu avenir ndax jàpp na ni Sénégal kenn mënu ko wax kenn mënu ko doxal te ndaw ñi bokkuñu si donc rôle li nga xam ne itam moom mooy société civile boobu mooy nañu gën di waxtaan ak famille yi mais itam lépp lu nga xam ni jàpp na ni injustice la ndax ñooñu nga xam ñàkk na seen bakkan laaj na bu baax a baax ñu xool ñen ñoo leen rey ñu topp leen ñu xool itam lan moo waral loolu itam parce que c'est pas la première fois jàpp na ni su fekkee am na rek képp ku nga xam ni jàpp na ni mbir bi su amee dina am ñu génn wane itam seen mécontentement mais su jeexee rek dañuy passé loolu te loolu nag pour mu mën fi jógee il fallait que li nga xam ni yoon la justice nekkal fi ñëpp nañu wane identifier ñi nga xam ne ñoo def loolu ñu jël leen yóbbu leen devant la justice ñu corriger leen parce que jàpp nañ ni nit amul lu gën a rëy itam bakkanam mais itam jàpp nañ ni famille yooyu méttiwuñu benn yoon ñu toog ci télé yeeg rajo yi di wax nii rek mais dañ leen war assister moralement et aussi lu nga xam ne itam mooy justice ñu def si li nga xam ne itam moom mooy moor yooyu. famille yi dañ leen di war a assister moralement moom loolu la wax waaye dañ koy daal di jeexal rek ci li nga xamante ne nii moom mooy arrestation yi nga xamante ne temps yi moom lañ ciy gis et plus particulièrement les jeunes gis nañ ni ndaw yu bari daal dinañ leen di teg loxo mais aussi dañuy wax ci li nga xamante ne nii ki nga xamante ne nii sax la ñuy wax moom mooy Guy Marius Sagna moom gis nañ ni yéen ñi yéen ngi taxawal ab kuréel ngir xeex li nga xamante ne nii moom mooy libération par rapport nag ak force ak forme sax de lutte yi ñaar la soit violence la wala soit forme bu mu war a mën a nekk li nga xamante ni moom mooy pacifique Sénégal nag gis nañ ni temps yi xawoon na metti te ñëpp fu mu toll nii jàmm la ñuy sàkku donc ñu bëggoon xam ban forme yéen moom ngeen war a utiliser pour libération Guy Marius Sagna boobu. waaw ki nga souligné léegi muy camarade patriote Guy Marius Sagna jàpp na ni ñun ñu jëlee défense am yow moom nga ko war a jëlee. ñu ngi seetaan itam moo nañ ko war a jëlee parce que Guy Marius Sagna jàpp naa ni lu ñuy woowee VAR ki nga xam ne waxoon na daaw ren nu génne lu nga waxoon ni daaw mosul wax benn wax jóge si Guy Marius Sagna du nit koo xam ni dafay wane benn indiscipline du nit koo xam ni day tas yaakaar du nit kuy fen du nit kuy yàq dara Guy Marius Sagna heure bu ñu ko jàppee dañ ko jàpp parce que dafa doon waxante ñu nga xam ne itam ñoom na nangu seen suuf heure bu ñu ko jàppee dafa doon waxal ñi nga xam ni ñoom nañu jël di leen torturer wala di leen teg loo xam ne injustice la Guy Marius Sagna heure bu daan wax dafay wax étudiants yoo xam ñoom ñu ngi dàq si école privée yi ba tey actuellement ñi may waxante ak yow am na ay étudiants yoo xam ne dàq na li nga xam ne moom mooy ISCOM nekkee Bourguiba ISCOM boobu dàq na plus de 100 étudiants yoo xam ne état du Sénégal moo leen orienté woon foofu étudiants yooyu kenn xamul seen avenir fan lay mujjee Guy Marius Sagna heure bu mu daan wax dafay wax ba affaire énergie boo xam ne ñu ñëpp ñoo ko bokk affaire courant affaire ndox leneen la leneen lu nga xam ni du moom moo ko moom du man maa ko moom du yow du ñun ni seetaan mais ñun ñëpp ñoo ko bokk Guy Marius Sagna donc su fekkee moom défenseur de la République la xool lu nga xam ne itam moom mooy justice moo tax ko itam di jaayante te mu am famille kat man gënuma ko yow mii gënoo ko donc pourquoi moom tout le temps heure bu waxee rek dëgg pour dénoncer lu nga xam itam mooy injustice ñu koy jël di ko toroxal di ko dóor di ko gaañ te ñu jàpp ni Guy Marius Sagna même lu nga xam itam mooy force de l'ordre yi même ñu koy jàpp di ko toroxal yéen lay xeexal ndax Guy Marius Sagna c'est un patriote nit la koo xam ni jàpp na ni lu ñu koy teg méritewu ko te ki nga xam itam moom moo taxoon muy xeex bii passé ba ñu jàpp ko te deful woon dara mooy Ousmane Sonko jàpp na ni
li nga xam ni moom mooy war taxawaaye bu war dëgg-dëgg des na parce que ñun lu ñuy xaar ci moom mais Guy Marius Sagna c'est un patriote gëm na ni tey su fekkoon mu nekk si biti Ousmane Sonko nekk si biir Guy Marius Sagna nekk en liberté Ousmane Sonko nekk en prison gëm naa ni Guy Marius Sagna du yam rek ci ay conférence presse ak point de presse mais dina wàcce dina ko jar lu nekk pour nous libérer ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. ci li ngay wax ni dafa mel ni dama dégg ni maanaam nga wax ni Ousmane Sonko maanaam deful wareefam ci diggante moom ak Guy Marius Sagna. déedéet waxuma loolu lu ma bëgg a wax mooy Guy Marius Sagna nu mu taxawee Ousmane Sonko taxawal ko Sénégal yépp mooy que moom lépp lu mu dugg lu nekk du si am demi-mesure. daf siy dem ba jeex. donc lu nga xam ne moom laa bëgg a wax mooy Ousmane Sonko ñoo ngi koy demandé bu baax a baax na gaa mu def ay communiqué def ay conférence de presse mais ñunu Sénégal yépp jógee woon ba ñu libéré ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko jàpp ne moom moo si war a jiitu ak ñi nga xam ne moom noonu ànd ak Sénégal yépp ñu waxee noonu pour ñu libérer ki nga xam ne moom mooy camarade patriote Guy Marius Sagna parce que gis na ni ñu bari ñoo ngi ne si télé rajo yi fu nekk ñu dem fa naan libérer Guy Marius Sagna sans rien faire jàpp na ni loolu nag wax la boo xam ni camarade Guy Marius Sagna du loolu mérité lu mu mérité mooy ku si nekk na nga joxe corps et âme comme ñoom nu mu ko doon defalee Sénégal yépp dina ko defal ñun ñëpp nañ ko jaral nañ ko defal loolu te comme bii passé nii jàpp na ni ñu ko jàppee nii Ousmane Sonko moom moo tax ñu jàpp ko donc moom ñu njëkk a woo jiit boobu bugg si kenn jiitu. Ousmane Sonko dafa mel ni nag ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak Guy Marius Sagna ñoom nag ñu ngi lay woo ngir nga jàppale leen ci seen xeex gi ñu nekk ngir libérer ki nga xamante ne nii moom mooy Guy Marius Sagna mais nag damay laajaat rek benn question mooy que ni maanaam ginnaaw Guy Marius Sagna am na yeneen otage yi nga xamante ne nii jot nañ leen teg loxo ñooñu gëw ma ne am nañu soutien bi nga xamante ne nii peut-être tey yéen a ngi koy apporter Guy Marius Sagna ñoom tey jii tey est-ce que tamit warul ñoom aussi ngeen indil leen benn soutien pour jàppale leen ngir ñoom aussi tamit ñu mën a génn foofee nga xamante ne fa la ñu nekk. wax nga dëgg parce que ñun suñu collectif bi nga xam ne moom lu ñu créé justement tuddee ko itam parce que ñun bëgguñu di tricher bëgguñu di wax loo xam ne gëmuñu ko mais lépp lu nga xam ne en tout cas ñun Guy Marius Sagna la ñu xam. moo na mos a jàppale moo mos a nekk suñu wet te heure bu ñu amee problème Guy Marius Sagna dina bàyyi lépp lu mu doon def ñëw soutenir ñu te soo leen seetaanee xool itam mooy image yi. am na benn yoon jàpp nañu Guy Marius Sagna tëral ko si télé bi jàpp ko yëkkati ko dugg si biir oto bi arrestation boobu su ngeen fàttali ko man maa ngi si woon ak yeneen ñaari camarades parce que boobu buntu préfecture la woon ba ñu koy jàpp boobu dañ doon yóbbu rek demande aussi lettre aussi d'information pour préparer marche loolu rek la doon yóbbu nu jàpp ko donc Guy Marius Sagna dañ lay wax ne la rek sacrifice yu muy def yi yu muy daje pour askan bi mais nag teewul ñun képp koo xam ne muy Assane Diouf di Clédor ak suñu camarade itam ku nga xam ne mooy Amadou Sow ak Amadou Wuri Bari ñi nga xam ay étudiants nañu ñu fekk leen fi nga xam ne mooy université de Cheikh Anta Diop jàpp na ñooñu ñëpp itam dañ leen jàpp te li nga xam ne itam moom lañ teg seen kaw mérité wuñu loolu donc ñoom ñëpp dañuy réclamer uti isam seen libération ndax jàpp nañ ni kasokat ak prison boobu ñu nekk du fu nga xam ne mooy seen place mais seen place mooy ñu delluwaat seen famille delluwaat seen askan ba lépp lu nga xam ne bëgg nañ ko def rek ñu def ko librement ndax jàpp nañ ni Sénégal dafa soxla ñëpp mais Sénégal itam ñii doon sacrifié wu ñii bàyyi seen lépp sacrifié wu ngir la population ngir itam la nation jàpp na ni ñooñu war na leen bàyyi lu mu gën a gaawee. bon ban message rek ngay lancé parce que gis nañu temps yi maanaam arrestation yi dafa bari ba ci ku ci mel ni Gadiaga moom daal dinañ ko fekk ba biir këram daal di koy jàpp ba jàppal li nga xamante ne ni moom mooy waajuram yi ban conseil wala ban message ngay lancé ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo lay seetaan. lu ñuy lancé rek mooy. ki nga xam ne moom mooy président de la république muy monsieur Macky Sall jàpp nañ ni ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko am na itam ay wax yu nga xam ne jëloon na ko wax ko Sénégal yépp di ko suivre ñu gis ni Ousmane Sonko ba mu commencé woon di wax boobu gis na ni ñoom état bi dañ ko sous-estimé woon ndax ku génn di wax da nga jàpp ba si ki nga xam ne itam moom mooy Idriss Seck ba muy génn même keroog ba muy def interview boobu lu mu ko tuddee sama rak maanaam da nga jàpp ni ñoom dañ ko xoolee benn bëtu xale même ak maître El Hadji Diouf ñoom ñëpp ku si doon wax da naan xale bu ndaw jóg fii di tëb di bañantu c'est-à-dire que da ngay gis ni ñoom dañ ko sous-estimé woon même itam proposition yu mënoon def yi waxuma Ousmane Sonko lu mu doon wax ni dëgg la wala du dëgg mais dama bëgg wax ni rek nit ki même su fekkee lu muy wax du dëgg mais su amee courage am itam li nga xam mooy engagement jàpp naan loolu mën na jur li nga xam itam mooy musiba lu jàpp ni donc ki nga xam mooy président de la république avant ñu koy fal dafa am ñu sacrifié aussi ba tax moom mu nekk fi
ñooñu dañ leen gën a bàyyi xel donte am na effort yu muy def gaa mais na gën a bàyyi xel itam moom population bi ñu jàpp ni su fekkee moom woote li nga xam mooy apaisement jàmm dara si Sénégal ki nga xam itam mooy président Ousmane Sonko def itam li nga xam ni moom mooy woote itam noo xam ne moom mooy accalmie donc jàpp na ni arrestation yii ñuy jël di ko def di fekk jeunes yi seen biir kër seen biir njaboot di leen yóbbu jàpp ne loolu bokk si ñoo xam itam moom mooy indi jàmm donc lu ñuy ñaan itam gouvernement bi lu ñaan président Macky Sall ak force de l'ordre yi mooy arrestation yooyu ñu arrêté ko te ñu xam itam jàpp na ne ay otage politique nag ñu bàyyi leen lu mu gën a gaaw. arrestation yooyu ñu bàyyi ko ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir prison ñu daal di dellu seen kër moom loolu la wax waaye rek yaakaar naa ne li ñu jagle woon ci waxtu daal dinay mat l'émission tire à sa fin xanaa rek di remercier moom mi nga xam ne dañu bàyyi na lépp ngir ñëw wuy si nga xamante ne ni moom mooy si suñu émission bi dañ koy daal di bàyyi rek xam naa mu tàggatoo ak askan bi moom Babacar Sall. waaw damay rafetlu bu baax wax invitation bi di rafetlu bu baax itam seen liggéey di wax ni tey suñu ñëwee fii parce que war nañ fi ñëw parce que jàpp nañ ñun ñëpp Sénégal moo tax a jóg te ay jeunes lañu itam mais jàpp nañ ni taxawaayu jeune mooy xool lu gën a baax xool lu gën a rafet jàpp nañ ni nit da nga war jàpp sa bopp responsable war nga xool li nga xam itam moom mooy doxal sa réew nga siy dox di wax lu baax di def itam lu baax jàpp nañ ni jeune warul taxawaayam warul nekk ay taal wala yàq parce que lu ñu taal di ko yàq jàpp nañ ni loolu ñun noo koy defaraat ndax sunu alal la donc jàpp nañ itam ñoo xam ne ñoo bëgg yor réew na ñuy woote toujours jàmm parce que su fekkee dañuy woote ay manifestation wala woote leneen wala lu wax itam ay manifestation non autorisé ñoom ñuy génn te ñoom kenn wàcc si terrain bi seen doom wàccu seen njaboot wàccu ay doomu baadoolo ñooy wàcc si télé bi ñu leen di dóor di leen rey jàpp nañ loolu itam seen discours boobu war na ko sant bu baax a baax di nuyu fi nga xam itam foofu laa dëkk muy Richard Toll bëri na itam ay li nga xam ni moom mooy priorité yu nekk foofu am na même mouvement boo doon wax ne ni Richard Toll notre priorité jàpp ne Richard Toll ak nu mu toll plus de 100 000 habitants am na ñoo xam ne foofu noonu xajutul sax si lycée bi donc lu ñuy wax itam mooy Mamadou Talla di ministre de l'éducation nationale moo ñu dimbali si beneen lycée mais itam woo population bi yëpp ñu construire itam lu nga xam ne itam moom yeneen salle de classe pour suñu jeunes frères et sœurs yu nekk foofu Richard Toll di lay ziar bu baax a baax di nuyu itam waa Kër Massar fi ma jógee di nuyu bu baax a baax Sénégalais yëpp di rafet bu baax a baax émission bi te ni lañ jaajëfee. ñuy jaajëfal ko sant ko bu baax a baax moom Babacar Sall di jaajëfal aussi tamit waa Richard Toll bi mu fi tudd léegi cant ak ngërëm ñeel na leen mbokku téléspectateurs yi xanaa di leen jox dig daje ci seen beneen numéro ci seen émission kaddu askan bi damay wax rek ni kaddu askan bi moo ñu soxal ba tax ne chaque numéro dañ ci daal di invité benn ndaw mu daal di wax li nga xamante ne nii moom mooy xalaatam à la prochaine.